Gaye Bombardier jàppante na Balla Gaye Bombardier daan na Balla Gaye daan na ko Bombardier lépp loo xamante ne li ngi jëm ci wàllu làmb am na loo xamante ne doxal na ko ci kanam dinañ ci waxtaan ak moom waxtaan ak ki nga xamante ne nii nag mooy président di leen ñaanal jàmm nag di sàkku ci yéen ak ñaan waaye di commencé yéen ci émission boo xamante ni tey dañoo ñëw dala spécial kenn ni mooy président Meissa Ndiaye kenn du ko présenté kenn ndax moom dina présenté boppam jërë ngeen jëf kon ñu jël li nga xamante ni mooy kàddu gi jox ki nga xamante ne mooy Mbaye Papa ji moom mu nuyoo après ñu dugal sunu gan gi nga xamante ni tey ji moo jugee ba Mbour ndeysaan muy président Meissa Ndiaye ñu jox ko kàddu gi ñu jox Mbaye nuyu na la. jërëjëf Hadj Youssou maa ngi lay fay nuyoo bu baax di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne jamono ji ñoom ñuy seetaan TV à travers émission bi nga xamante ne émission tàggat yaram la waaye mu doon émission bu spécial ñu jagleel ko la lutte sénégalaise nekk sunu sport national ñu émission sunu mbër. ñu lay nuyu bu baax yow mi nga xamante ne tey yow la ñu feggool ci plateau bi di nuyu njabootu làmb gépp rawatina nag di beral ni yow ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci région de Thiès bu ñu waxee loolu rek dañuy nuyu les promoteurs de lutte bu ko defee bu ñu nuyoo Sidi Diakhaté dafay yóbbaale bépp promoteur ba ki ci gën a ndaw di Dame Tine production nga xamante ne bu yàggul dara moom moo fi ñëwoon defoon fi face à face bu am solo boobu bu loolu weesoo aussi tamit ñuy nuyu amateurs yi. mu mel ni bu ñu nuyoo ki nga xamante ne mooy Hadj Malick Ndiaye rek dafay yóbbaale ñu ci des waaye di yóbba kuréel gi nga xamante ne ñoom ñoo boot les managers yi nekk fii ci diwaanu Thiès bu ñu nuyoo Khadim Sarr moom mi nekk ca booba dañ ciy toftal ki nga xamante ne moom lañ joxaat cër bi yëpp jébbal ko muy sunu papa Pa Ahmed Ndiaye di ko ñaanal sunu borom gën a dëgëral taxawaayam am nañ ñaqin ni mi ngi ànd ak ñun émission bi waaye di nuyu képp kuy manager képp kuy mbër di takk ngemb rek di nuyu l'ensemble des écuries ak école de lutte yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci commune de Thiès waaye nag di beral nuyoo waa écurie Ndufuk bu ko defee bu ñu nuyoo sunu papa Youssou Faye rek dafay yóbbaale ñoom Zal Faye ñoom Boy Ndufuk ñoom Boy Faye ak ñoom Sidaat waaye di nuyu waa école de lutte Pa Landing Diamé foofu bu ñu nuyoo Sankos nuyu Youssou Diamé ak ki nga xamante ne mooy métro ak xale yi fa nekk rek dañuy yóbbaale kullu mbër rek yi ci nekk ci Thiès Modou Gante Anta Gueye le tigre de Thiès Matar Mbaye ambulance ñu ñaanal leen yàlla sunu borom sàmm leen gën leen a dëgëral la Youssou di nuyu nag sunu ganu bis bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee tey nag mën nañu émission bu ne am na fi waaye bii bokk na ci émission yi gën a nar a la dawme parce que tey moom on ne va pas s'organiser on va essayer d'organiser rek xëy na nag ñaar xamul ñett xamul mais ñaar xam na gis nga ko mi ngi ree bu ko defee comme ni nga ko waxee rek muy nekk la personne morale de la lutte au niveau de la région de Thiès ba noppi it nekk ñaareelu doomu aadama bi nga xamante ne moom moo jiite wàllu bëri ci Sénégal kon kooku mën nañ casquette yi mu sol dafa bari waaye nit la koo xamante ne jamono ji téléspectateurs yi yàkkamti nañ koo déglu nit la koo xamante ne comme ni nga ko waxee sa introduction ñi ko soxla dafa bari surtout ma jamono bi nga xamante ne ci la ñu toll muy le président Meissa Ndiaye ñu koy daral jàmm ci biir Thiès TV la gox bi Alaaji Youssou ma nuyu techniciens yi de la wàllu kàddu gi. jërëjëf kooku Mbaye Papa ji nga xamante ni day xale boo xamante ni li ne xale bu loxoom setee mën a bokk ci mag ñëw dugg ci làmb ji di ci dox ay paaram di ci dox lu am solo di nuyuwaat képp koo xamante ni nag yaa ngi Kees suñu papa Cheikh Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sunu waa ji nga xamante ni mooy Mamadou Seck VCR ñu ngi lay nuyu bu baax waaye ñu ngi nuyu ki nga xamante ni mooy Papa Thiam waaye fàttewuñu Papa Ndiaye bi sëñ Saliou Touré waaye ki nga xamante ni nag ndeysaan mooy secrétaire permanent mi Assane Fall ndeysaan di sunu xarit di sunu doom day di sunu mbokkum taalibe bu baax a baax a baax moom du sunu kii sunu kii la lu ñu naan sunu seex la Assane Fall moom sunu seex la waaye di nuyu képp koo xamante tudduma la Seex Seen maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waaye di nuyu Ibrahima Fall bu booy rëwér di dalalaat sunu gan gi tey nag waxtaan wi ñuy waxtaan ak moom mooy waxtaan ci làmb ak li nga xamante ni moom ci li nga xamante ni mooy changement bi am ñëw na moom ci la bokk lépp dinañ ko waxtaanee moom dina leer nañ di président Meissa Ndiaye mi nga xamante ne tey dama leen bàyyi mu présenté boppam après nañu dugg ci waxtaan wi lépp loo xamante ne ni lëndëm na ak loo xamante ne takk-takkal ci man lay doon waaye
ci mbay papa ji jërëjëf Maysa Ndiaye ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo. waaw Alaaji Youssou maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu wér a wér maa ngi nuyu DJ également papa ji maa ngi nuyu également ñëpp ñi nga xam ni ay téléspectateurs u Thiès TV lañ du ma ko mën a defee ni nga ko defee DJ mais damay ñëw sosu si si nuyoo yi nga def parce que nuyu nga axlu làmb Thiès région de Thiès bi yëpp depuis les promoteurs amateurs écurie école de lutte ménager fans club mbër ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ci làmb ji gis naa ni nuyu nga leen ku ci nekk individuellement pour ne pas me répéter wu surtout 1 heure de temps dafa xaw a gaaw donc damay ñëw rek jël nuyoo bi nga nuyoo woon daal di koy tasaarewaat encore. en tout cas organiser ko rek. waaw dama koy organiser sànq dégg naa nga may tooñ naan on va pas organiser on va s'organiser. non on ne va pas s'organiser. on va organiser. tey dañuy organiser defar ko ba mu silvissé defar ko ba mu jekk. mais exceptionnellement nag dinaa tudd ñaar ba ñetti nit. muy les promoteurs jiital ci le président Sidi Diakhaté. nuyu également waa CRG bu Thiès jiital ci le secrétaire permanent Assane Fall. nuyu également la presse nuyu tout le monde daal vraiment pour ne pas me exagérer foofu laay yemale nuyoo bi pour wax ni maa ngi nuyu axlu làmb région de Thiès. jërëjëf gis ngeen li ki nga xamante ne mooy président Maysa Ndiaye ni mu nuyoo am na solo waaye nag ñu ngi nuyu sunu grand bi nga xamante ne mooy DJ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyoo ñi nga xamante ne ñoo nekk Kees kaay di yëngu ci wàllu làmb ko mel ni Seck Ndaanaan wala ko mel ni Moustapha Ndiaye ñu koy gën koy xam ci Adama Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax waaye Mamadou Seck ñu ngi lay beral nuyoo yow bu baax a baax waaye ñu ngi nuyu Modou Fall di nuyu ki nga xamante ni mooy Mati Fall bu Kees Média di leen yëpp koo xamante ne tamit yaa ngi ci télé di yëngu ci wàllu làmb ñu ngi lay nuyu bu baax tey nag fi ñu commencé ci président Maysa Ndiaye ñu ngi lay laaj li ma lay njëkk a laaj mooy maanaam Maysa Ndiaye fan la jógee ba ñëw ci làmb ba dugg ci làmb. waaw fi ma jógee ba ñëw ci làmb mooy ginnaaw bi ñu paree suñu njàng wala boog bi ñu ko arrêté ci lañ dugg ci le mouvement associatif yàlla def ñu doo yëngu ci benn ASC bu nekk à Mbour ñu tudde ko à l'époque bi may dugg man en tant que secrétaire général mu ngi tuddoon CDN àdduna di dox ba ñu màgg ñu mujj doon président diggante bi nag ñu changé tuddetuñ suñ bopp CDN Cheikh Tidiane Niass benn waaye bu nekkoon si ñun la jiitu tuddatuñ CDN ñu tudd jant bi ASC jant bi def naa waa Thiès bu ñu xamul jant bi tamit dégg nañ ko loolu man leer na ma ndax def nañ fi tuuti ay jaloore am na ay tàkkusaan yoo xam ne xëy na waa Thiès reewuñu guddi yooyu waaw bu baax kay ñoo xam ne déedéet ak waa HLM ak ñooñ ñëpp man je sais que am na fi ay tàkkusaan yoo xam ne waa Thiès këppoon nañ seen reer bu yee vrai que nag am na yeneen tàkkusaan yoo xam ne ñun këppoon nañ suñu reer donc foofu laa nekkoon en tant que président ASC si biir recherche de moyens si lañ jékki-jékki benn bis ñu ni dañuy dugg si làmb j'avoue que première fois bi ñu ma waxee programme dugg si làmb la ma tontu woon maa ngi koy retenir ba tey mooy yëfi dof yooyu man duma ko seetaan dama yàlla jéggal mais première fois bi ñu ma nee dañuy tëgg làmb laa leen ni waaye làmb daal yëfi dof la duma ko seetaan mais sama nit yi convaincre ma ba ni ma non contrairement image bi nga am lu wuute la loolu kaa ñu essayé mais bi ñu essayé man sa bopp astafurlaa laa njëkk a wax ni gis-gis bi nit ñi am si biti ak bi nekk si biir làmb bokkul jotewul dara ba dem naa ba finalement man chaque fois bu ñu nee recherche de moyens automatiquement nee naa tëgg làmb ñu tàmbalee ko si mbapat suñu terrain ASC bi di génn ba dem stade municipal bu Mbour bi ñu jógee stade municipal nag si lañ def ay gala de lutte avec frappe si biir loolu daal si la ma autorité yi à l'époque ñu ngi doo wër président bu CDG bu Mbour si lañ ma proposé comme président CDG bu Mbour ma def ko 3 ans je crois de 2011 à 2015 ou 2014 ma nekk président bu CDG bu Mbour juste période boobu nag si la fekk Abdou Niang ndeysaan dem si yàlla si pour Abdou Niang maa ngi ñaan yàlla mu gën a yokk ay leeram foofu tëdd góor gi Abdou Niang
moom it xawoon sonn jàpp ko mageel jàpp ko tamit bëggoon retiré wu si làmb ji dajeeg ma nit may soog a egsi kilifa yi fi nekkoon à commencer par Babacar Diop suñu directeur technique régional l'inspectrice régionale Marie-Pierre le gouverneur de la région de Thiès ñoom ñëpp unanimement ñu def seen choix si man comme ça donc il y avait d'autres personnes qui pouvaient vraiment siéger comme président du CRG mais ñoom ñëpp daal seen xel seen xalaat dem si man ma accepté honneur boobu parce que loolu vraiment honneur la toute une région ñu ni yow Meissa yow lañ wóolu pour nga gérer ko loolu lu rëy la woon si man lu fort la woon si man donc noonu laa gérer le CRG bu Thiès ba le 5 novembre bi passé ñu proposé ma comme premier vice-président chargé de la lutte avec frappe. waaw ci foofu yëg kii bi ci foofu. ndax da ngaa jógee ci président ODCAV wala ORCAV. comme ni ñu koy waxee wala ci président ASC. ñëw ñu def la président région de Thiès. ci foofu da ngaa jógee ci football bi rek ñëw ci làmb ji. waaw dama boole woon ñoom ñaar. ñoom ñaar lépp nga boole lool di tëgg làmb pour wut xaalis. mais teewul maa ngi woon sama ASC tamit. comme président ASC di ko doxal. bi nga demee mosuma nekk si structure ni zone. ni ODCAV ni ORCAV mosuma see bokk. mosuma doon délégué. mais tout le temps rek maa ngi woon si biir mouvement bi en tant que leader en tant que président sama ASC. di topp sama ASC nag. di ko topp un peu partout ba j'ai représenté l'ASC Jant bi même au niveau phase nationale en 2010 ou 2011 comme ça man maa nekkoon quart de finaliste national à Thiès ci boobu je crois Jaxaw sax moo ko jël non moo ma éliminé kon daf ko jël après mais je sais que moo ma éliminé woon en quart de finale donc pour vous dire que football bi laa boole woon et chaque fois que ma woon wut xaalis pour sama ASC dama daa dem si dëgg la sax ndax boo xoolee nawetaani bi commencé wala championnat yi da ngay gis ASC yi di tëgg ay mbapat buñ ca amee dara dem yóbbu seen équipe pour nu mën a am benn kii boo xamante ne am na mais ci foofu nag di ñaanal comme ki nga wax ni góor gi Abdou Niang di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci kaw guy ndax wax dëgg yàlla ñu waa Kees biñ ne góor gi Abdou Niang noppalu na comme li nga wax ne demoon na ba nekk mag te amuñu koo xamante ni ku koy remplacer te moom yaakaaroon na ni bu góor gi Abdou Niang demee pour ku koy remplacer day jafe ñu ñëw gis la nga ñëw taxaw ci palaasam mais palaasam bi nga taxaw doxal nga fa loo xamante ni tey jii ku doon jooy Abdou Niang di nga noppi da nga koy yokk a ñaanal rek suñu borom suuf sedd ci kawam léegi yow bi nga ñëwee fi nga xamante ne mooy région de Thiès li nga xam jox nañ la ko mooy région bi te région bi nga xamante ni mooy région de Thiès moo gën a naqaree téye ci wàllu làmb ak sport sax laay wax muy football ak lépp loo dundee kii boobu waaw loolu nag yan bu diis la woon honnêtement je me rappelle président Alioune Sarr la première fois bi ñu dajee réunion ma présenté wu Meissa Ndiaye nouveau président du CRG bu Thiès man maa remplacé Abdou Niang boobu Abdou Niang était encore en vie man ma président xanaa da nga kaa wuutu rek waaye mënoo ko remplacer vraiment Alioune Sarr loolu lañ njëkk a waxtaane maa ngi moom en tant que leader mun ma da nga kaa wuutu rek mais mënoo ko remplacer ça daf ma doo wan liggéey bu rëy bi Abdou Niang defoon au niveau de Thiès xëy na aussi daf ma doon ñaax tamit par rapport fi ñu jëm mais sant nañu yàlla parce que biñ ma tànnee man comme président dañ ma tànnal toute une équipe vraiment ay nit yu am fulla am fayda ay nit yu xam làmb ay nit yu bëgg làmb ay nit yoo xam ne def nañ lépp pour làmb ñooñu laa àndaloon ci liggéey bi jekk liggéey bi set ba c'est vrai daan nañ citer tout le temps Meissa Ndiaye président mais vraiment liggéey bi depuis ki gën a ndaw ba ki ci gën a mag liggéey d'équipe la woon peut-être sous la coordination du président Meissa Ndiaye mais j'avoue que ñun ñëpp ñoo àndoon mouiller le maillot comme on dit pour que résultat yi nekkoon donc diisoon na ci gis-gis diisoon na ci dégg-dégg mais ci réalité terrain bi lu oyof la woon parce que y avait une équipe derrière Meissa Ndiaye. waaw sax boo gisee sax ci liggéey boobu nga xamante ne liggéey nga ko ñu def la président li nga xamante ne mooy région de Thiès képp koo xamante ne muy Tivaouane di Thiès di Mbour di Kayar di fépp foo xamante ne ci région bi nga bokk gisoon nga sa bopp ci li nga xamante ne mooy ci wàllu làmb ci région bi ci drapeau chef de l'État yi nga xamante ne nii yow teew nga fa yaakaar naa ne suñu borom lépp loo xamante ne defoon nga ko fa rek bi mu julal la ko fay tout à fait waaw tey ji buñ lay mën a wax ne la kon jugee nga ci demi-finale yaa ngi dem ci finale ndax boo xoolee région de Thiès
yaakaar naa ni yor raison bi moo gën a métti li nga xamante nii comme li ma ne la ci da ngaa jóge ci demi-finale dem ci finale. waaw xam nga coono du réer. mooy lan lañ tuddee coono du réer. je sais que équipe bi ñu àndaloon di liggéey wax naa ko léegi muy ki gën a ndaw ba ki gën a mag def nañ liggéey bu am solo ba nga xam ni il fallait tôt ou tard liggéey boobu feeñ. il fallait comme paysan bi ni muy def jël gerteem ji ko ci suuf si chaque matin mu dem di xaar yàlla mais si en plus de xaar yàlla bi dadaa dem di labourer di xawma nuñ koy tudde noonu di bay chaque matin yéen a xam aada boobu mais je sais que daan na def coono depuis jour bi mu bayee jour bi mu jëmbatee ba jour bi gerte gi di génne daawul toog ay bis te dewul xool tool bi génne ñax mi def lii loolu nag c'était pour bis mu ñëw mu dem génne gerte gi deqi tey loolooy résultat l'équipe du CRG de Thiès sonnoon nañ trop wër nañ un peu partout et ça je prends en témoin le président Babacar et le directeur technique régional Babacar Diop il a eu à sillonner toute la région de Thiès wër région de Thiès bi yëpp pour xool les personnes ressources les personnes de qualité ñan ñoo ko mën a jàppale ci mission boobu nga xam ni service régional dénkoon na ko pour que làmb ci région de Thiès mu mën a jóg donc liggéey boobu yëpp mu def ko pendant des années ba trouver une excellente équipe autour de la personne Meissa Ndiaye loolu il fallait bis ñu génne kii yooyu ni ñu ko tuddee ñu génne récolte boobu mooy titre drapeau chef de l'État bi xam na loolu leer na nañ ñi kii mooy Alaaji Meissa Ndiaye du tey ñu tourné waat nuyu bu baax képp koo xamante ne yaa ngi jàkkaarloo ñu ñuy seetaan ñu jàkkaarloo moom li ñu koy laaj ci làmb la rek ak lépp loo xamante ni moom dugg na ci ba génn bañ def ko li nga xamante ni mooy président bi nga xamante ni tey ji ñëpp koo ne fal nañ Meissa Ndiaye vice président dañ naan la c'est normal ndax liggéeyam ci fi nga xamante ni mooy ci wàllu làmb dala ak teeyam ak yaroom man du ma saxal kenn suukar boo meloon neneen dama la koy wax Meissa Ndiaye maanaam tey ji équipe bi nga yoroon ci région bi da nga koy maintenir yóbbu ko ci kii bi wala ñoom dañuy resté ci région bi wala yow da ngay dem wutaat sa beneen kii bala Youssou yaa ngi may jox daraja gu juma amagul nag déet parce que tamit tool nii da ngaa yor sa groupe ndax dañ ne garab bu fàqee yóbbaale waaw mais c'est-à-dire ku ñu tànn mënoo fa nekk di tànnaat waaw man liggéey nañ liggéey bu am solo région de Thiès ba ñu seppi ci kenn tànn ko kooku nag dina dem mais mënul fàtte ñi tax ba ñu tànn ko muy la région de Thiès foofu la sama sañ-sañ ak sama daraja yem l'équipe bi toog fii dina amaat beneen équipe ñàkkul bu gën a farlu bu gën a dynamique bu gën a efficace bu fiy toog du tee nag dinañ lënkaloo du tee koy tuddee di jokkoo ba nga xam ni xëy na sax li ñu manqué woon ñun pour ñu gën a nekk au sommet dina gën a yomb bii pa ndax au moins dinañu am benn élément bu nekk au niveau kawe bu mën a doon relais entre le national ak régional bi kon daal sañ-sañ bi foofu lay yem je sais que équipe bi nekk fii dina ay nit yu dëggu lay doon ay nit yu valable la ñuy doon dinañ am résultat yu ko gën a kawe c'est sûr. waaw résultat yi ko gën a kawe comme gis ngeen li Meissa Ndiaye wax noonu lay demee ndax boo xoolee ko mel ni Manga bu ko jëlee jox ko li nga xamante ne mooy lutte simple bi c'est normal ndax séeréer la te bëri na jaar na ci te xam na li nga xamante ne moom lay xale yi di daj. dañuy jël ki nga xamante ne mooy may papa ji mooy mu jël bu dee ñaari question wala ñett mu laaj ko ki nga xamante mooy président Meissa Ndiaye ndax Meissa Ndiaye pare bu ñëw moom am na yeneen ñu ko war a laaj yoo xam war nañu koo leeral tey jii ndax am na ay làmb yu fi taxaw xam ngeen ni Bombardier ak ki nga xamante ne mooy Balla Gaye taxaw na ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène Lac de Guiers taxaw na Gouye Gui ak Reug Reug taxaw na ak Siteu Papa Sow yooyu yëpp mbay papa ji dina ko Ama Baldé Modou Lo yooyu làmb yi neex la Modou Anta ak Diène Kaïré taxaw na Tapha Tine Boy Niang doomi kees kon ñaari doomi kees yi ñoom it am nañ lu mu dee combat kon noonu la ñuy def jox ki nga xamante ne mooy mbay papa ji moom it mu feggoo ki nga xamante ne mooy président Meissa Ndiaye bu dee ñaar wala ñett ba ñeenti mu laaj ko après ñu tourné waat ci plateau bi. waaw xanaa nag Meissa moom sunu président bàyyil ñu organiser ko rek comme ni ñu koy waxee
comme que ginnaaw gi mën nañ ñi xuusal nga ñu lu am solo nga laaj ko ñaari question yoo xamante ne donc li mu ci jot a tënk njàngat bu bëri génn na ci parce que li ci gën a retenir rek mooy dafa am lu mu impressionné ci li mu jot a développé muy que ni bu ñu ko déggee bu baax 2011 la dugg ci làmb 2011 2013 mu nekk président CDG mu jógee ci 2013 ba 2020 nekk jiital CRG comité régional de gestion au niveau de la région de Thiès ci wàllu làmb mu jógee foofu ñu nekk def ko premier vice-président du CNG chargé de la lutte avec frappe xam nga loolu lu ñu ci bëgg a wax El Hadj Youssou mooy que ni kii maanaam référence la ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp ci yoon bi mu topp pourquoi ñaata nit ñoo ko jiitu ci làmb ci Sénégal moom li mu am ñoom amuñu ko place bi mu toog kenn ku ne rêvé nga toog ci chaise boobu parce que déjà tey mën nañ wax ni kii mooy président Bira Sène mën nañ wax ni moom li koy xaar sax amaan na fekk ko ci ñu koy ñaanal nag yenn bi woyof ci kawam parce que bu ñu waxee Balla Gaye 2 wax Modou Lo wax Ama Baldé ténor yi nga xamante ne jot nga leen tudd fii ñi nga xamante ne tey xale yi nekk ci ginnaaw ñi ngi rêvé accéder ci stade bi ñu toll tey moom mooy seen njiit seen yëf moom moo ko yore muy bëri dóor kon kii il n'est pas n'importe qui kon kooku li ko may du lenn lu dul li nga xamante ne mooy ubbeekoom nangoo tëddee njaaxaanaay tollole am vision am gëm-gëm loolu ak fulla ak fayda moo tax tey mu agsi ci stade bi kon à ma grande surprise tey mën naa ni sax ci ñenn téléspectateurs ba ñu yégee ni defagul lu tolloog fukki at ak juróom ci làmb ji tey mu agsi ci niveau bi kon nañ koy ñaanal suñu borom li nga xamante ni moom la sumb te xam naa ni atteindre gul objectif am tax ku ko xool boo ko déggee mooy xam ne li mu yéene làmb dëgg génneeku ko kon nekk na koo xamante ne tey ñi nga xamante ne dañu nekk ci làmb ca ancien gloire ba fi ñu toll ni ku nekk tey bëggoon nga am li mu am ba tax na tey sañ nañ wax ni référence la loolu mooy li nga xamante ne mooy li ñu jotoo tiire ci moom di ko ñaanal nag yàlla na wolof woyof bi yan bi woyof ci kawam waaye nag ki nga xamante ni moom mooy président Meissa Ndiaye tey jii bi ñu ëxlu làmb région de Thiès bi ñu xamee ni tey moom moo war a toog ci studio bi sama téléphone ba fi may wax ak yow nii mi ngi toj yóbbante nañ ma yu bëree bëri yóbbante bi te à chaque fois benn wax ji ngay dégg ñu ngi koy ñaanal yàlla yan bi woyof ci kaw ñu ngi koy ñaanal li mu song yàlla na ko daan président Meissa koo wax mu ni la tëddee na njaaxaanaay te loolu rek moo ci am solo gis nga le président Alioune Sarr en 94 ñu ngi koy jox làmb ji dafa bokkoon écurie Séeréer mais dafa démissionné ci écurie Séeréer pour mën a jiite li nga xamante ne moom mooy CNG bi xam nga loolu lu muy jàngale tu ne peux pas être juge et partie moom na la wax ban écurie la mën a bokk musul bokk benn écurie ci association sportive et culturelle la mës a bokk bokkul sax zone jóge fa ba gis nga lim la wax ni moom moo ko dugal ci làmb ni mu ci duggee kon yaakaar naa tey bu ñëwee ñu ne dafa taxawee njaaxaanaay dafa tëddee njaaxaanaay warul jomb kenn te loolu la ñuy xaar ci li nga xamante ne waxuma sax mooy ci làmb ji mais sport en général sunu dirigeant yi loolu la ñuy xaar ci ñoom yaakaar naa tey ku copier ci moom loolu rek war nga mën a agsi ci li nga xamante ne nii moom mooy niveau bi mu toll donc mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy encouragé beneen bi ci topp rek mooy liñ koy laaj comme ni nga ko waxee tey damay woon lépp dañ la koy bàyyi parce que tey yaa fi ne xam nga man yaay sama idole nee naa la loo foo jaar rek yoon la loo def ak loo deful waaye nag comme que mënul ñàkk du ñàkk xëy na parce que am na ñu ñuy seetaan loolu la ñuy xaar ci président Meissa Ndiaye daf fi toog def ay kilomètres jóge ba Mbour ñëw rien que waxtaan ak njabootam te njabootam ñu ngi koy xaar kon jaadu na bu toogee fu mu leeral lépp loo xamante ne nii rek xëy na moom la ñuy xaar ci moom ba tax na li ñu ko bëgg a laaj rek moom mooy ci laaj bu njëkk ci CNG bi nga xamante ne tey moom ñoo fi wutu président Alioune Sarr ñu gis ni ñu ngi leen di xaar xëy na am na fu ñu ko fekk am na fu ñu ko jëlee am na fu ñu ko bëgg a yóbbu itam waaye dañu gis ni njabootu làmb ci at yi ñu génn bëri na li nga xamante ne ñu ngi ko doon jooy ci équipe sortante bi fi nekkoon bëri na li nga xamante ni neexu leen woon ci ñi fi nekkoon seen doxalin naam sax ñoom def nañ liggéey boo xamante ni loolu mi ngi fi tege ba àddina tukki dootul fay wax naa ko fi keroog bi ñu toogee le président Alioune Sarr mérité na tey arène nationale ñu baptisé waat ko tuddee ko parce que mérité na ko tey bu ñu demee ba considérer làmb ba làmb am benn taxawaay ci àddina bi ñëpp di ko bàyyi xaar le président Alioune Sarr liggéey na ci liggéey bu mucc ay ba tax na tey président Meissa nga war a wax ak ahlu ram région de Thiès ñenn ñi bëri na liñ doon jooy jëmee ko ci équipe sortante bi yéen ñu gis bi ngeen toogee ba léegi toogu leen yéen a ngi dem di rencontrer ñi nga xamante ni ñoom ngeen ko sekkal buñ ko waxee mooy seen njabootu làmb yaakaar naa tey rek am na benn rencontre bu am solo bu amoon boo xamante ni le président Bassirou Babou nekkoon njiital manager yi
jóge woon na ànd ak ñoom Alaaji Jili Wade jóge ba Dakar ñëw rencontrer les managers de Thiès sekk ak ñoom waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy exercice 2021 bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal mu mel ni loolu yëpp rek ñu ngi ko def ñoom ci seen ndigal mu lay wan ni ñi ngi liggéey barki démb dégg nañu rencontre bi ñu jot a def ak promoteurs yi rencontré nañ les anciens gloires rencontré nañ les amateurs président Meissa Ndiaye est-ce que jot ngeen a càmbar li nga xamante ne nii moom ngeen jàpp ni moom moo nekkoon rëkk-rëkk ci làmb ji te askan wi doon xaar coppite ci loolu ngir ngeen mën a isa làmb ci niveau bi nga xamante ne moom la ko ñu xaar est-ce que réellement trouvé ngeen facteurs principaux yi nga xamante ne jàpp ngeen ni bu ngeen ko changé defaraat ko làmb ji li ñuy xaar jën nañ ci mën a agsi est-ce que réellement gis ngeen loolu fi nga xamante ne fa la faa yi nekk. bon xam nga boo ko seqeeg technicien nag day xaw a métti quoi nee ko mu wàññi tuuti poñe bi quoi dégg nga mu souffler tuuti bon pour être sérieux bi ñu egsee dañ ni bala ñoo def dara dañuy def état des lieux maanaam lan lañ fi fekk am na loo xam ni soxla wuñ def état des lieux parce que lu ñu dund la et surtout dañ ko dund niveau bi gën a baax muy au niveau régional par exemple pratiquement réalité yi ngay fekk niveau régional moom ngay fekk au niveau national mais loolu rek doyul dañ ni on va rencontrer les acteurs ñoom seen bopp buñ toogee ak ñoom dinañ la wax lii nga xam ni yow amoon nga déjà idée bi depuis l'extérieur nan nga ko dundee réellement avec l'acteur en face loolu tax ñu créer des rencontres sectorielles dajeeg les promoteurs dajeeg les ménagers dajeeg les écuries écoles de lutte dajeeg les anciennes gloires on va rencontrer plus tard la presse sportive etc. loolu c'est pour ñu mën a quantifier réellement lan lañ fi fekk mën ko comparer ak li nga xam ni ñun doon nañ ko dund am na yoo xam ni forcément dinañ am solution bi tout de suite bu ñu génnee ci réunion rek automatiquement on a la solution par rapport ak tel problème am yoo xam ni nag par force nga différer solution bi vers une concertation maanaam jël point bi yóbbu ko ci daje ñun ñëpp ñu toogandoo ensemble discuter ci xool kii ni lii moo gën kii ni lii finalement le bureau tranché en faveur de la majorité ou du consensus donc loolu dinañ ci jëm am nag yoo xam ni vraiment dañ naan il faut ñu bannir ko ci système bi il faut ñu génne ko ci milieu de làmb buñ bëggee làmb ji mën a jëm kanam donc loolu yëpp ñu ngi ci non mënaguma ko wax ni personnellement d'abord pour deux raisons benn ñu ngi ciy liggéey mais surtout bu ñu paree war nañ ko porter à l'attention d'abord des acteurs pour ne pas ñu juum parce que man mën naa ko xalaat le bureau xalaat ko ni effectivement lii lu ñu jar a dindi la mais nekkate ñun conception biñ ci am wuute nag acteur bi nga xam ni moom lañ bëgg a xañ loolu conception bi mu ci am donc dina amaat une autre rencontre boo xam ni par exemple bu ñu rencontrer le promoteur wala le ménager bu ñu échanger ak moom wax ko ñun suñu point de vue moom mu wax ñu point de vue am loolu bu boobaa dinañ ko dindi mais on va vers c'est sûr et ça c'est acté mooy toog waxtaan defaraat yenn textes yi yenn texte làmb waxuma ni dafa bon mais c'est parce que contexte bi taxoon ñu def ko contexte boobu moo évolué et contexte nag bu évolué il faut qu'on s'adapte par exemple bu ñu nee point bi lii moo taxoon ñu def ko à telle période boobu am na ay mutations yu am forcément article boobu lu mu valable dootul valable ci instant bii ñuy wax ndax dafa am yeneen yu tax que mënatul ne donc noonu lay demee on vient d'être installé il y a à peine un mois si benn weer nag mënoo fi régler des problèmes de plus de 15 ans de plus de 20 ans sérieusement kooku ndax suñu bopp la mais on a la tête sur les épaules xam nañ li ñuy xaar xam nañ ni metti na mën na compliqué mais c'est pas impossible parce que bientôt on trouvera les meilleures formules par rapport à ça. ba léegi ci loolu la ñuy desandi président Meissa Ndiaye parce que for nañ ci wéyu béykat yi lii di volet administratif bi aussi. nouveau CNG bi du ci badine parce que yi nga xamante ne dañ ko daan bàyyi en rade. auparavant cette fois-ci du demee noonu parce que for nañ ci wéyu béykat yi lépp lu jëm ci wàllu écurie ak école de lutte dañ koy structurer de telle sorte que loolu moo leen di permettre ñu mën a affilier au niveau du CNG. Est-ce que tey si c'est vrai commencé ngeen rencontrer les écuries les responsables waxtaan ci ak ñoom ci point boobu parce que dégg nañ aussi tamit ñu ni
wàllu ba ci mbër mi nga xamante ne dafa war a bëre sax am na beneen comportement bu mu war a am lu weesu at yi ñu bëri parce que fiche d'engagement bi koy permettre mu mën a bëri ci saison bi dégg nañ ci am na ci ay changement licence bi nga xamante ne moom la war a am na ci ay coppite parce que li yombatul mbër xëy rek ñu ne la gars yi licence a ngi nii demal bëri ji mu mel ni côté boobu aussi tamit moom moo nekk seen cible principale. waaw c'est parce que simplement dañu rendre compte si à travers les concertations que jafe-jafe làmb bëri na yoo xam ni écurie ak école de lutte yi fa la cosaanoo une bonne écurie wala une bonne école dina bëri dina wàññi coow lu bëri yi am si làmb ji parce que école la école maanaam da ngay dem pour jàngi da ngay dem pour wuti xam-xam mënoo dem nag pour jàngi wala pour wuti xam-xam te le minimum bi wax école bi du la ko jox yow mbër bi donc foofu lañ gën a accentuer et que effectivement rencontre yi ñu def ak école bi ak écurie yi démontré nañu ni y a beaucoup de lacunes y a beaucoup d'insuffisance yu jóge ci école yi ak écurie am na aussi nag beneen erreur boo xam ni faute la boo xam ni ñun on l'assume def nañ ko muy bi ñuy convoquer les écoles et écuries de lutte on s'est simplement limité aux écoles et écuries de Dakar alors que CNG ne s'arrête pas à Dakar CNG c'est tout le Sénégal loolu lu ñuy gaaw a solutionner la à travers l'installation des CRG rapidement ñu demander le renouvellement des CRG et automatiquement on va demander à chaque CRG mu envoyer ñu la liste de ces écoles et écuries ñu defaat la même réunion bi ñu defoon mais cette fois-ci au lieu ñu def ko purement pour Dakar ñu élargir ko ba région de Thiès seeni écurie seen école gis ci seen bopp Saint-Louis va faire même chose Tamba etc. On va faire le tour du Sénégal pour que tous les acteurs yi nekk ci làmb tout ce qui est volet administratif ñu mën di ko maîtriser mën di tari saar yi comme niñ ko bindee vraiment loolooy suñu yéene et je sais que bis bu ñu atteindre objectif boobu làmb dina bëri ay jéego yu mu dox ci kanam. Alaaji Youssou loolu boo ko déggee mooy li nga xamante ni dafa lay jàngal ni rek ñii ñëwuñu pour fo parce que adduna bi lépp jamono ji ci ay charte la tëngu gis nga alxuraan fi mu nekkoon ba nëgën yi foofu la nekk dara changé wu ci te lu la jaaxal boo ko fa waree di nga ko gis boo demee ci football bi dañ koy structuré taxi yi la basket bi la kon lamb ji war na mën a nekk loo xamante ni ki ci mujjee dugg bu ñëwee dañ naan taxi yaa ngi te loolu mooy tax ñoom seen liggéey mën a yomb loolu mooy tax malentendu du am ba tax na it dégg na nit ñu ni problème bi nga xamante ne bokk na ci jafe-jafe yi lamb doon jànkonteel mi ngi jóge woon ci statut manager yi nga xamante ne tey ñoom ñoo daan boot mbëri parce que da ngay gis écurie yoo xamante ne da ngay ñëw fekk fa 5 mbër wala ñeenti mbër ñu takk seen gemb ne écurie alors que duñu tënku ci kii benn manager jóge fee ñëw boot écurie bi ñoom te gën nañ ñi tamit ñoom ci côté boobu ñu ngi ciy xeex ba telle sorte que désormais président écurie yi ñoom ñooy engagé manager yi signé ko ñu teg ko ci leer ba nga xamante ne mbër bañ nañ ñi sax dootuñu ko bàyyi muy toog di signé benn contrat ak promoteur te manager bi tey loolu laa bëggoon moo dikkal ma ci pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan manager yi ak mbëri président ma doogu ñëw. boobu aussi daje biñ dajeek les ménagers c'est que daje yi dafa am solo daje yi mooy comme li ma wax rek ça te may nañu ñu mën a détecter fan la feebar bi nekkee maanaam di nga gis nit rek mun la dama tawat. nga woo ko téléphone la dama tawat mais tant que demoo ba tiim ko ba nekk ci chevet doo xam tawat bi nan la xaw a toll ci moom bien vrai que doo médecin mais au moins di nga mën a quantifier un tout petit peu degré métit bi wala degré feebar bi looloo ñu dal également ci rencontre yi ma lay wax bi ñu dajeek les ménagers aussi mujj nañ découvrir ni bëri na lacune yu am foofu aussi malgré que c'est les premières interfaces entre ñun ak les lutteurs ba nga xam ni kooku nga xam ni mooy sa intermédiaire su amee lacune forcément lacune yi day répercuter aussi déroulement combat yi forcément lacune yi day répercuter aussi doxalinu làmb yooyu yëpp aussi segg nañ ko fa wax nañ fa point yoo xam ni ça concerne li nga wax ni muy ay mbër yoo xam dañuy jékki-jékki gis benn yuusu ni ko yuusu signal ma dama am benn combat contre Pathé yuusu ñëw rek signé sans pour autant xam sax les clauses le comment le pourquoi loolu yëpp aussi mu génne beneen lacune muy la relation entre écurie ménager ak mbër
balaa ngaa sori foofu président ma taftal ci ni yenn saa yi da ngay gis mbër Alaaji Youssouf xëy un bon jour kenn saytewul wér-gu-yaramam te avant tout sport pour nga def ko il faut nga apte mu dem xool benn infirmier boo xamante ne infirmier la nii rek ngeen baal ma ñëw mu dem mu defal ko certificat d'aptitude ñëw defal ko visite médicale ne acca mu mel ni tamit for naa ci wéyu bay ni ñoom désormais mbër balaa muy sëggati di bëree wala muy am licence bu valable day dem ci médecin bu qualifié mu saytu wér-gu-yaramam defal ko certificat d'aptitude ñu doog koo jébal CNG. bon boobu sax xawoon nañ régler tuuti problème bi mais dina gën a accentuer parce que avec le président de la commission médicale Thierno Abbas Ka jox nañ ko instruction pour que au niveau même des régions mu wut des correspondants yi koy teewal donc moom à part moom plus ses représentants yi nekk ci région yi dinañ saytu bu baax certificat médical yi nga xam ni moom la ñuy délivrer à l'occasion wutum licence bi kooku aussi ça permet ñu éviter fraude yi am mais fraude yi daa ëpp ñu ngi ko daa détecter côté lutte simple nga xam ni mbër bi day nekk benn catégorie inférieure supérieure bëgg a bëre ci catégorie inférieure dem di fraude sur le poids mais yooyu aussi au-delà même du certificat médical demande nañu à ce que le directeur administratif wut balance am teg ko fa bien vrai que am na ko fa di ko fa teg nga xam ni day confirmer poids bi médecin bi bind par rapport poids bi moom la yor foofu pour que tricherie bi xaw a wàññeeku parce que y avait beaucoup de jeunes dañ daa tricher côté boobu yor 90 kilos par exemple wala 100 kilos. dem de complicité ak voilà bind ni ko bindal ma 85. waaw 85 lan bindal ma 85 yow de bonne foi buñ la ko indilee da nga naan ah. là de c'est un certificat médical délivré par un médecin. donc yow sa ñaaw njort mënu laa may ngay dutewu si certificat boo xam ni ab benn médecin moo ko signé. mais nekkate ñëpp duñ kii ñii raas déem ak ñii xaw ma ñu ko tuddee. ñii gàmm ak ñii raas déem. voilà waaw foofu point bu am solo la. Mbaye foofu point bu am solo la ndax boo xoolee tey jii dañuy dem ci mbapat ñu ne ñu woo benn lese mu ñëw moo ëpp luur bi nga xam mooy jël trophée bi. mais loolu c'est catastrophique. waaw léegi nag c'est même dangereux c'est même dangereux parce que kooku mu ngi bëreeg ñoo xam ni techniquement moo leen ëpp doole fuuf. mën na dajeeg par exemple kenn ku am 65 kilos. donc ëpp na ko poids lu bëri. day am sax c'est même dangereux. day am parce que boo xoolee tey jii lu mel noonu day dal ci li nga xamante ni mooy maanaam compétition yi ci compétition yooyu ngay gis da ngay gis koo xam ne xoolal tey ko mel ni Tony Mbour bappatu Yékini ba mu ñëw bindu lese ba fees mu dem luur xëy na sax dooleem toll na ci bëreeg luur yi. mais boo xoolee ci gis-gis ngay xam ne kii lese la nga gis ñoo xamante ne ñoo ko fuuf dem ci li nga xamante ne ni mooy lese bi moom mu dem ca luur ya yàlla da dimbali ko dem demi final kon day am loo xamante ni mën ngaa peser 50 kilos ndax tey jii Moustapha Gueye 92 bi muy daan maam Njambaat boobu matu 100 kilos maam Njambaat mi ngi ci 115 kilos kon am na loo xamante ni ñoom am na loo xamante ne dindi nañ ko ci am loo xamante ne yokk nañ ko ci ndax tey jii boo xoolee bu ñu delloo ginnaaw bi saison bi bëgg a tëj daaw bu ñu xoolee wala bu ñu demee ba ci digg bi wàllu arbitre yi foofu nga xamante ne ñoom yàlla defal na ñu def leen sanction ba pare ngeen indiwaat leen ci wàllu arbitre yi. may sa jaay. waaw loolu dañuy sant yàlla rek parce que ay nit bu ñu àndee ba benn jamono am lu xew seen diggante bu àdduna doxaatee tamit ba lépp jeexaat ñu ñëw loolu da nga koy sant yàlla mais je reviens sur un fait mooy. Le président Bira dafa jot ay instructions comme quoi nañ démarrer ak un climat serein maanaam. wàcce lépp mu set nañ bàyyi lépp mu set. toppatootuñ kan moo tooñ. ak kan moo tooñul. na ñëpp ñëwaat rek njaboot kan moo def. ak kan moo deful. liñ ko jox comme instruction mooy njaboot gi benn njaboot la. am na ñoo xam ne dañoo réeroon demee ne. am ñoo xam ne dañoo sànk woon tooge ne am ñoo xam ne dañoo perdi woon ba xaw a tane demee ne ñu ñëpp bu ñu leen toppatoo nañ dajale ñëpp di leen kaale ñu liggéey lii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk donc noonu la demee muy abbiti c'est vrai gracier nañ leen ñoom ñëpp dikkaat nañ muy ñi nga xam ne aussi tooñoon nañ ay mbër wala leneen wala leneen ñoom ñëpp aussi nee nañ leen dikkaat leen ñu recommencer à zéro kon nañ gën a sant yàlla rek parce que c'était pas évident tamit nañ waxante li fi nekk c'était pas évident
mënoon nañ ko jox instruction boobu mu bañ ko topp wala boog ñi mu àndal ci liggéey bi tamit ni déedéet ñun dañuy continuer def niñ ko sentiré ak niñ ko gëmee ki ñu dénk day kontaan daal di ñuy bàyyi lim ñu dénk kontaanul tamit daal di ñuy folli rek dem wuti ñeneen bu boobaa tamit du la yàqal dara yow parce que vraiment t'as pas demandé à être là da nga jékki-jékki ñu woo la ni la kay jiite nga jiite selon sa gëm-gëm nga jiite selon ni nga ko yaakaaree maintenant bu méngoog gis-gisu ki la dénk alhamdulilah bu méngoowul tamit yow tu rentres chez toi nga tëdd nelaw te xam ne ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee reer war nga koo gëm loolu kon ñii nga xamante ne commencé ngeen ko muy li nga xamante ne mooy CNG bu bees bi ñëw xel yi dal na ndax li ngeen changé ak li ngeen ni loolu ngeen bëgg mu am ñëpp a ci ànd ak yéen amagul benn faay na boo xam ne teg ngeen ko nit ñi ne lii wala laa waaye prési combat yi nga xamante ne mooy saison bee passé ak combat yi taxaw bari na trop ci wàllu mbapat dégg gisaguñu commencé gul te fi ñu toll nii amateurs yi fi ñu toll nii soxla nañ bis yi bu du amateurs yi sax ñi nga xamante ne ñooy leaders yi di mbër yi soxla nañ li nga xamante ni mooy compétition même bu fekkee sax lambi dóor ji ceeguñ ko ñu xool li nga xamante mooy wàllu simple bi foofu fu ngeen ci toll tamit foofu lu am solo la tamit waaw fi ñu si toll daal mooy CNG sur le plan administratif tijji na ay buntam ku bëgg licence wax nañ la fi ngay jaar pour nga am sa licence ku bëgg carte promoteur wax nañ la fi ngay jaar pour am carte promoteur pour bëgg ménager et cetera et cetera mu des nag leneen parce que mbirub làmb dafa am ñaari volet benn bi muy volet autorisation làmb boobu CNG moo ko yor muy ñun saa yu la neexee mën nga dem ñu jox la date saa yu la neexee mën nga ni bis bi laa bëgg a tëgg wala déet mu am beneen nag muy luñ tuddee la sécurité publique muy li nga xam ni yoon moo ko moomal boppam te kooku bu ñu fàttalikoo le 14 mars pour être précis le 15 mars le président de la République moo génne woon benn arrêté ni à partir du 15 mars lépp luy manifestation que ça soit football que ça soit lamb que ça soit mais lépp luy manifestation rek arrêté nañ Mbour la ñu tëjoon sax te Mbour la ñu fekkoon sax c'était le 14 mars ndeysaan même ñun yeggale wuñ bis boobu yeggale wuñ ko les dañoo bëri ba ci digg bi rek en pleine manifestation la sécurité bi ñëw ni on arrête kon xam nga boobu mooy li ma la wax rek la sécurité publique moo gën a am doole loo mën a gis ñëw na ni mënatuñoo continuer pourquoi parce que dañoo jot ay instructions comme quoi on doit arrêter ñun it on a obéi on a arrêté donc ñoom it ñoo war a génnewaat beneen mesure buy wane ni décision boobu ñu jëloon le 14 mars valable tul léegi lii moo valable bu ko defee manifestation du mais je sais que xaar bi metti na je sais que xale yi seen yaram mu ngi xasan c'est ça moom je le sais et que même ñun ñii sax sur le plan administratif man personnellement boog weekend bu amul làmb dama daa xaw a géey tuuti damay jékki-jékki génne ay anciens documents génne ay livres génne ay films di seetaan mu mel ni y a quelque chose qui me manque donc c'est que man de loin maa am souffrance boobu à plus forte raison ki nga xam ni moom lay dund ki nga xam ni vraiment si la nekk matin soir donc ñu ngi loolu daal xëy na message la bu ñuy lancer les autorités pour que ñu xalaat xale yi xalaat ñi nga xam ne ñuy tourner au mais yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci bopp bi te commencé lu rafet lu jekk li nga xamante ne xel dal na li may mën a wax yéen a ci def démarche ci non ñun li ñu waroon ci kii bi tamit ñun li ñu waroon def nañ ko mooy yónnee nañ suñu calendrier de démarrage de nos activités kilifa gu mag gi muy le ministre des sports Matar Ba yónnee jot na suñu correspondance benn deuxièmement suñu président de la commission médicale bind na benn protocole sanitaire parce qu'on a la chance am arène nationale avec 3 niveaux am na benn rangée tribune ci suuf nga yéegaat amaat beneen bu nekk ci digg bi nga yéegaat am beneen 3e donc il y a certains combats sur le plan sanitaire on peut s'organiser ba nga xam ni mën nañ ko def foofu facilement inchallah donc en attendant fléau bi di xaw a wàññeeku wala bokk di fi jóge complètement am na yoo xam ni tout de suite mën nañ ko fa def sans pour autant je dirais pas risque zéro mais avec des risques bien mesurés loolu yëpp bind nañ ko c'est un protocole sanitaire boo xam ni le président Thierno Abbas
si supervision président Bira Sène def nañ ko déposé nañ ko également auprès du ministre ce kilifa nag doo taxaw ni ko defal ma lii par force defal ma ko. waaw El Hadj Youssou dafa laal point bu am solo muy que ni dégg naa ko léegi parce que keroog seetaan naa le président Bira Sène ci benn interview muy wax ni ñoom seen cible ku ne xam ne ni Sénégal dafa rafle ay infrastructure c'est comme football bi ñoo am problème fu ñuy footballé. waxatuma la ak leneen te daanaka football beeg làmb ji daanaka ñooy bokk stade yi. ñu xam ne stade Amitié tëj nañu ko. Demba Diop kazalika la Dior moom xalaat nañ ci leneen ba mu des bëree jamono ji Maniang Soumaré ñi ngi nekk ci juga daanu dañ ko def ak duñ ko defar àggaguñ ci boo tax keroog le président Bira Sène bi mu toogee wax leen na ne bu sañoon activité lamb yi gën a mag ci Sénégal dañ koy yóbbu arène nationale te arène nationale am na lu mu ci wax léegi que ni dañ ko bëgg a organiser de telle sorte que li nga xamante ne moom la feebar bi di bañ ñu éviter ko foofu ba noppi dafa amal suñuy activité ma bëggoon a xam nag laata ngeen di jël loolu consensus la boo xamante ne waxtaan ngeen ci ak promoteur ndax ku ne xam na ne làmb ak coow moo ànd te promoteur bi bu sañoon bu yëkkati xaalisam di ko joxe au niveau du CNG di fa dese reliquat pour ay mbërëm da koy tëgg teg ko ci base yu wóor parce que tëgg fee ñu naan la boo stade bi doo ko feesal da ngay jël xaaj bi est-ce que loolu jot ngeen ci waxtaan ak ñoom ou bien tamit yéen da ngeen ko jël noonu rek bind seen protocole sanitaire jébbal ko ministère bi sans pour autant ngeen waxtaan ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di jël seen xaalis di ko tëgg ci làmb ji mu promoteur yi ci côté boobu benn dañ ni mënuñoo tabax benn arène de 32 milliards te làmb du ko jëriñoo donc maintenant suñu politique première mooy combat de lutte bu mu mënti doon ak dayo bu mën a am arène nationale mooy priorité plus tard nag nee nañ en fonction calendrier bi ñu nar a am parce que Youssou wax ko léegi dama ko fàtte woon mooy calendrier yi ñu am ci làmb nor na ëpp loxo par rapport ak saison bi donc bu boobaa rien ne nous dérange delluwaat Ibamar yenn yi di tëgg Ibamar yenn yi di tëgg arène mais loolu benn condition kese la mooy xool nañ suñu calendrier xam nañ effectivement tant que ñu ngi respecté vendredi samedi dimanche yi ci arène bi combat yi ñu tëgg yëpp du fi mën a jeex bu boobaa ñu tijji leen Ibamar maintenant pour la question bu sànq bi Ibamar dañ fa doo tëgg ñu xool capacité bi Ibamar am xam ni c'est 3 fois plus am nga ko arène ba kon kooku ku mën a tëgg Ibamar mën a tëgg arène ba war a mën a tëgg arène ba selon conditions yi ñu lay fixer te du am benn problème ndax capacité bi arène bi am mat na 3 yoon ba 4 yoon Ibamar waaw ci foofu noonu est-ce que tamit promoteurs yi du ñu xaw a teggi seen tànk ndax liñ leen fay laaj ak liñ leen laaj Ibamar voilà c'est ça parce que foofu laay waxee aussi tamit ku ne xam na ni lamb affaire de ambiance ku ne xam na ni promoteur bu sañoon ñoom li ñu habitué wu muy tëgg mu fees nit ñi wóoti ñu jaay seen biir mën ci génn c'est-à-dire ci côté boobu la ñuy waxee est-ce que waxtaan ngeen ci ak ñoom ba ñoom ñu jox leen seen aval nekkat li ngeen ñu proposé protocole sanitaire bi ñun ànd nañ ci buñ ko bëree avec le nombre limité des personnes donc dinañ mën a entamer li nga xamante ne moom mooy saison bi foofu laay waxee non c'est-à-dire du ñu limiter le public mais xam nañ aussi combat bi capacité de public am ñun leer nañu ni sa émission bi lu mu neex duñu passer 1 heure de temps. dëgg la wala booy dépasser benn 10 minutes bu la commercial bi di la may. non tey dañuy dem ba minuit xam naa régisseur tey dañuy dem ba minuit quoi dégg nga exceptionnellement alors mais donc loolu exception la. mais puisqu'on parle du général yow leer na la ni am na yenn public yoo xam ni. par force lii la mën a àttan lii lay def kon public boobu lu mu yaatu mënul déborder par rapport ak mesures yi nga soxla ci biir arène bi mesures yooyu lañ jël c'est-à-dire c'est des points bien calculés on sait que un Modou Lo par exemple Ama Baldé boo ko bëggee imposer benn public bi kooku c'est perdu d'avance parce que mënul nekk mais am na yenn combat nga bëgg a boole Maysa Ndiaye ak Youssou leer na la ni ay nitu Maysa ak ay nitu Youssou bu ñu ñëwee seen i mbokk ak seen i am di jàmm seen i yëpp mënuñoo feesal arène bi loolu kese la y a des combats yoo xam ne leer na la ni xaj na fii mën nga ko fi def avec les mesures sanitaires ak yeneen yoo xam ne leer na la techniquement mënul nekk beneen point bi mooy location arène bi ko bi ñuy dajeeg promoteurs yi jàmbat nañ ko joytu nañ ko mais dafa am ñaari vote benn bi ça concerne arène bi ci boppam ñu ngi leen koy louer la somme de 500 000 francs ñu ni dafa cher
mais bi ñu leen defalee benn calcul bu ndaw ce n'est même pas nous mais c'est l'ancienne équipe defal na leen calcul bu ndaw par rapport ak li ñuy loué Iba Mar wala Demba Diop ba pare calculer leen les avantages yi ñu am au niveau arène comparé ak yeneen stades yi yoo xam ne logistique bi da ngay dem wuti lépp chaise sono bâche suuf et cetera dafa bëri looy dem yokku ko ci location stade bi fële ba au finish li ngay dépensé mën na gën a bëri fuuf que li ngay dépensé bu dee arène nationale on ñu ngi continuer débat yi parce que jéem nañ ñoo raisonner autrement naan ñu mënule waru leen comparer kër jàmbur ak suñu kër alors que les contextes ne sont pas les mêmes. voilà yeneen stades yi kër jàmbur la boobu làmb dafa demoon di nuñ koy tuddee squatter olof beede maanaam dem kër jàmbur toog fa ak foo xam ni yow fii sa kër la donc bokkul xaw nañoo sama daal a gën suuf voilà xam na daal foofu loo xam ni dañu gën a pousser réflexion bi ba gën a wàññiwaat en fonction ministre bi li muy décider ak yooyu mais mu amaat beneen point boo xam ne dañ ciy dépenser somme bu bëri muy la sécurité surtout il y a un nombre important si dispositif sécuritaire bi pour enceinte arène bi pour si biir arène bi ak avant et pendant voilà très bien kooku aussi jox nañ leen ay recommandations pour que ñoom en tant que des citoyens en tant que des promoteurs yi nga xam ne ñu ngi jël seen alal bu bëri di ko investir si dëkk bi war na dëkk bi aussi war na mën a am benn retour bu mu leen di defal orienté nañ leen fi ñu war a dem nan lañ fa war a mën a demee pour que xëy na loolu ñuy fay côté sécurité publique mu wàññeeku bu baax a baax état bi dugal ci loxoom ñoom it ñu dugal ci seen loxo et ensemble on trouvera la meilleure forme xëy na buñ boolee yooyu yëpp daal fii léegi début de saison dinañ mën a am location arène bu xaw a oyof tuuti. waa ci diggante boobu da nga ne vendredi samedi dimanche. mais làmb da daan am lundi. daan am mercredi. dëgg la benn bis rek laa ci xamul woon ba ci mbapat. guddik àjjuma. bis yooyu yëpp da daa am làmb. tey jii ñi nga xamante ne ñooy tëgg làmb ñoom it ñoo war a comprendre man ma leen joxaat loo xamante ni du question que dama leen imposer ne leen tëgg leen mardi wala ngeen tëgg lundi mais dañuy jàpp ni lundi ba jeudi combat la ndax di dèjà tëgg da man dem naa làmb saafi ak pito bi ñuy bëree fi nga xamante ne mooy Kër Mousso jour boobu lundi la te làmb ja daa fees dell kon loolu nañ ko war a indiwaat ndax loolu ngeen wax noonu vendredi samedi dimanche loolu tamit loo xamante ne lu am yoon mais da nga am benn affaire boo wax léegi précis mooy maanaam da nga leen a laaj 500000 ndax 500000 bi après boobu mooy fay service d'ordre wala après 500000 ci service d'ordre bi lay bokk wala. non 500000 bi mooy la location du stade. de l'arène. plus nga fay service d'ordre. waaw parce que arène ba moom lépp am na fa moom. waaw lépp boo ñëwee loxoy neen ngay egsi. waaw da ngay ñëw boo paree. boo ñëwee loxoy neen ngay egsi foofu lañ leen raisonné ni leen fii da ngay ñëw loxoy neen fële da ngay ñëw indi. boo paree delloo logistique bi yëpp boo paree delloo logistique bi. et surtout dañ lay imposer parce que généralement jour bi nga koy indi ak jour bi nga ko war a delloo c'est tellement spontané. parce que le lendemain généralement da am match championnat kon sa bagage du fa taxawaalu. donc yooyu yëpp daal calculer nañ daal mais c'est ay calcul yu gën a xóot yu ñu war a defaat lay xëy na. dëgg la Mbaye gis nga foofu lu am solo ngi noonu tey jii boo xoolee li ngay loué fee bu ne la joxel fee 500000 ne la fee joxel 200000 li ngay financé waat yi sew sewaan yi ngay financé waat. ndax man ànd naag promoteur organiser nañ ñëwaat na ndax boo xoolee tey jii lan lay laaj fee ak la ngay dugal fee sax mooy ëpp li nga xamante ne moom lañ lay laaj fee mais képp koo xamante nii day tëraan da nga am foo tëdd ñun nag am nañ fu ñu tëdd mi arène nationale mooy si li nga xamante ne mooy suñu kër li nga xamante ni nag mooy suñu kër nan ko dem nag di fa tëgg comme ni ko mooy sa waxee arène nationale mën naa tëgg vendredi samedi dimanche mais yeneen stade yi tamit ñuy tëgg comme noonu bu ko defee lamb yi parce que lamb yi taxaw daaw te bëriwuñ bu ñëwee fekk si yu ren yii te fi mu toll yaa ngi ci ay grand combat yoo xamante nii tey ji petit combat yi di ko gun yi nga fi lim yëpp ay grand combat la kon yooyu il faut que tamit ñu indiwaat ko indi li nga xamante nii mooy ay mercredi ak fête yoo xamante ne nii tamit jaru baay ndax 1er janvier Moustapha Gueye bëri na ko ba tey 1er janvier ki nga xamante ne mooy Boy Niang nekkoon fii Kees bëri na ko ba tey ñun ñu ko doon feete kon am na loo xamante dañ ko war a indiwaat ay 1er janvier 25 décembre xam nga yooyu yëpp dañ ko war a indiwaat parce
làmb ji mën a ñëw tamit ubbee ko bu ko defee ku ci ne mën cee gis sa bopp tamit di ñaaxaat ñi nga xamante ni ñooy promoteurs yi waaye mbëri bu leen découragé président nee na mi ngi ci seen i tànk mi ngi leen di lijjanti li nga xamante ni mooy wàllu làmb ji ban namm naa faan njaga wax dëgg yàlla bu woy waaye doomi baabu ngom ji namm naa ko waaye xam nga namm nañ keneen koo xamante ni mooy bay papa ji ànd ak ki nga xamante ni mooy DJ P ñu yor micro centre ak sekk daanaan mi nga xamante ni ak Adama Diouf ñooñu dañ leen di namm waaw voilà mu nekk loo xamante ne lu am solo mais ci côté boobu mu wax noonu moom yaakaar naa loolu xel dal na ci parce que boo ko déggee muy wax moo lay wan ni commencé nañ di ci liggéey di ci def ay jéego ci wàllu programmation bi parce que comme li nga wax rek 1er janvier su ma juumul Tyson Bombardier seen bu njëkk ci lañ ko bëri Yékini bëri na ko fi ak Bombardier yàgg nañ gis loolu mais daraan am coïncidence ak jour férié yi parce que ku ne xam na ni férié la mais jamono ji nag bu fekkee da nga ko bëgg a yóbbu loolu dina xaw a jafe peut-être promoteurs yi xam nañ bu baax li may wax parce que jour ouvrable mënul yem ak weekend mais ku ci sañoon gis nga vendredi bi mu wax sax promoteurs yi ñàkk pexe mooy tax ñu jël ko samedi sax promoteurs yi ñàkk pexe ñooy tax ñu jël ko promoteur bu sañoon sa journée dimanche nga koy def waaye nag lu ñëpp bokk loo ci am na la doy loolu mooy li nga xamante ni moo logique ba tax na ñoom ñi nga xalaat ci côté boobu dañ def ba telle sorte que xëy na dina arrangé ñi nga xamante ni moom mooy publicu làmb dina arrangé njabootu làmb parce que comme li nga ko wax ren moom am nañ yaqin ni dinañu mànd ci làmb parce que ngem yi dina tooy wax nga ko léegi combat yi nga xamante ne moo toftalu ci combat yi jotoon a taxaw cette année gëm naa ni Sénégal ni ñu nar a mandee ci làmb kooku du mës a am ci histoire làmb avec le nouveau CNG kooku am nañ ci yaakaar waaye ci ñi naan ci côté programmation bi mën naa ne promoteur yi seen xel mën naa dal ndax ku ci àgg rek dinañ la jox date boo xamante ne nii yaakaar naa boo wootee ñëpp dinañ wuy si beneen bi ci topp fi ma bëggoon a dikk moom El Hadj Youssou mel ni temps bi mi ngi dàqe ji waaye bu ko defee Lamine dinañu may ñu avancer tuuti rek parce que jëmm ji moo toll noonu dafa jóge uniquement Mbour ñëw ngir waxtaan ak njabootam loolu mënta ñàkk xëy na bu ko defee ñu waxtaan président avec le nouveau CNG ñëpp xam nañ ni lamb du bëri dóor kese lamb du lutte simple donc il y a d'autres formes de lutte yoo xamante ne ñu ngi koy pratiquer surtout au niveau national te ñu gis suñu athlètes yi maanaam suñu mbër yi daan dem di bokk ci comme jongante yu mel noonu parce que mën nañ wax li nga xamante ne moom mooy lutte traditionnelle africain mën nañ ko wax am na fi y a lutte OKC du dégg naa la y a lutte olympique am na fi lutte gréco-romain ak yooyu yëpp am na aussi tamit li nga xamante ne moom mooy MMA bi mujjee génn actuellement suñu mbëri ñu ngi ciy rey seen bopp d'ailleurs sax kii di Bombardier tey fisale nañ benn combat am taxaw na war na am benn jogante bu mag bu mu war am foofu ci Angleterre ak benn champion bu mag tey est-ce que CNG mi ngi bàyyi xel yeneen forme de lutte yooyu nga xamante ne aussi tamit mën nañ ñi ci làmb la bokk président. waaw si lettre de mission bi demande nañ à ce que ñu développer toutes les formes de lutte mais surtout la lutte olympique bi nga xam ni dañ see bëri woon ay champion daaw ñu dem compétition ñibbisi te indaale ay médailles mais rendre nañ compte ni ces dernières années bëri na yuñ dem ñibbisi avec la moitié de lañ daa am presque on était les champions d'Afrique mais dem nañ ba ñeneen réew yi commencé nañ ñoo dab si ba même commencé ñu di ñu détrôner. C'est pourquoi le ministre insistait pour cette fois-ci mandat CNG bi bu Bira Sène jiite pour que la lutte olympique ñu boole ko ci priorité. Il a tellement compris que dafa jël même 3e vice-président bi chargé ko lutte olympique alors que auparavant lutte olympique c'était tout le temps le président moo daa jiite en plus de sa casquette de président moo daa nekk président lutte olympique. mais pour jox ko solo bi jox ko jëmm ji daf ko def à part maanaam comme li ñuy wax portefeuille plein pour que ki ko yor mën a xam ni jox nañ ko mission bi nag dina yomb parce que dina ko dérouler de concert avec les régions surtout certaines régions comme Thiès amoon na benn pépinière bu fi commencé woon juddu dañuy demander rek autorités yi ñu gën leen dooleel gën leen may temps ba ñoom ñu mën a développer parce que ñu ngi fii CEDEPS bu Thiès ñu ngi développer am na yeneen région comme Casamance am na yeneen région comme Diourbel Fatick commencé nañ am pépinière bu ndaw ñooñu daal la ñuy jël avec la présidente Isabelle Sambou dina def tournée nationale pour xool exactement lan moo am ci régions yi ñi ci gën a talentueux wala bokk am nañu yaakaar ci ñoom ñu miser ci ñoom ba nga xam ne d'ici 3 ans 4 ans 5 ans ils vont être de futurs champions.
Alaaji Youssou mu mel ni la mu wax de yaakaar naa am na solo ñii ma gis ay liggéeykat lañ. te ñii it foofu ñu Alaaji. waaw parce que boo xoolee tey jii wax naa la ko keroog ci li nga xamante ni mooy fair play bi. nee naa la yàgg ci wala nga nekk ci xam mbër yeeg xam bëre bi taxul ñu fal la da ngay am expérience mën a dugg ak nit ñi. mën a wax ak nit ñi ndax man tey jii bu ma toogoon di la wax ak ay làmb léegi nga ne léegi nañ dem jël président ba teg ko fa. ndax am na âge yoo xamante ne bu ma la ko wax ci làmb tey jii ñi nga xamante ne ñoom lañ teg ca kaw expérience bañ am dama koo am. Mamadou Seck bi may dugg ci làmb bu ma ko expliqué ay làmb day taxaw mais li nga xamante ne ma salué ko au passage. tooñ ko second bi maa ngi lay ziar dama lay kii rek di la message boobu li tax ma koy sànni chaque jour bu ma toogee voilà Seck mu lëcc wala bàyyi sa waay sama doomu ndey la boo gisee lu ci bari ci làmb ma jàpp ko ndax damaa dugg ci li nga xamante ni mooy wàllu liggéey ci foofu ba ma yoree mbër bàyyi dugg ci gaa yi sax laay mën a wax du ma tudd waaye sama mbokk yi liggéey naa lu tolloog 2 ans foofu xaw ma kii les jours moo ko jëkkee tëgg laa ni kii nit la man du ma nee man nit ñi xam nañ man du ma jay nit mais Modou Seck def na ci loo xamante ni dugal ma ci làmb ak yóbbu ma ci niveau boo xamante ni ma gën a dundaat làmb te man yi ma fekk moom fekkewu ko kon am na loo xamante ni mbay papa ji nit bu demee ba def ko rek kii bi nga ko nomee ñëpp la bett man bettuma man xam naa ni nit koo xamante ne liggéeykat la te mën naa làmbisoo ku ne boo ñëwee doo ko fekk mu mer bu meree doo ko xam tamit kon loolu mooy nit loolu la ñu doy président man mu gaaw a mer mi dan ma dem di ma samp fee benn mbër wax ñaari mbër ñu xeex wala ñu def dara mais du ma ko def dañuy seet koo xamante ne mën naa ànd ak ñëpp ku mer ak ku meru waaw kon loolu la ñuy def mbay papa ji waaw bu ko defee xanaa proposition rek laay ñëwaat parce que daanaka question yi ñu fi jot kii yëpp leeral na ko bu ko defee man en personne man maay am proposition yoo xamante ne xëy na moom mën na ko jël mu yóbbaale ko xëy na mën na ci tontu léegi xëy na it mën nañu bokk gis-gis waaye li may wax kooku man la engagé man sama gis-gis la parce que président Meissa Ndiaye ñëpp nangu nañ ni làmb ñi ciy bénéficié wu lu néew la ak millions yi ñuy dégg ci làmb ci weesawuñu juróom-ñaari mbër te xoolal ñi nekk seen ginnaaw nu ñu bare xoolal mbooloo mi nga xamante ne tey ku jug rek bëgg nga àgg ci stade boobu Balla Gaye 2 toll wala Bombardier wala benn Modou Lo tey ma ni woon tey su fekkoon ne tey man maa nekk au niveau du CNG surtout yow mi nga xam ne position bi nga nekk chargé de lutte avec frappe tey xam naa ni li may wax yenn promoteurs yi dinañu am na neen nuñ ko gisee mais li may wax man la engagé tey dafa jot sama gis-gis ñu ni bu ñu àggee ba benn promoteur agsi ci baaru 80 millions baaru 80 millions boo ko déggee maanaam combat VIP moo tax ñuy wax mbër bu ne nga jox ko 40 millions fay ko pourquoi pas combat préliminaire yi parce que Alaaji Youssou nu ñu si mën a wax rek kii itam ba yëkkati 80 millions teg ci table bi kooku 10 millions yu mu jëlaat te ko ci wet gi tawu ko pourquoi mënul jëlaat 10 millions séddale ko mbër yi nga xamante ne ñoom ñooy bëri ci combat préliminaire yi ku ci nekk minimum war cee mën a am 500 000 francs lan moo tax CNG warul mën a proposer loolu kii ñu def ko mais da ngay gis benn mbër ñi nga xamante ne combat préliminaire 100 000 francs 200 000 francs saison bi nga am ci ñett lan la lay jariñ daan du la dikkee dara mënul la dara tey war nañ mën a def ku agsi baaru 80 millions ñu exiger la à ce que nga yëkkati 10 millions teg ko ci muy 90 millions pour combat préliminaire yi minimum laa wax parce que combat spécial yi mën na ñëw ëpp loolu mais tey proposition la parce que war nañ mën a def mbër tey balaa moo takk ngembam lu mu bon minimum war naa mën a am 500 000 francs tey xaw ma ba xam ci côté boobu yéen a ngi ciy xalaat wala it sama idée da ngeen koy jël ngeen tàbbal ko géej beneen bi si topp est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ñoom Ambroise Sarr ak équipe nationale lu lutte bi nga xamante ne tey war na jaadu ci gis-gis ni boy jeune footballeur locaux yi ak basketteur locaux yi di rêver di dem équipe nationale di ko représenter comme tey sunu gaynde yu locaux yi U18 yi ma leen di encourager ci final bi ñu ñàkk sànq ci kanam ak Mali ni ñuy rêver dugg équipe nationale mbër yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ci gox-goxaan yi aussi itam di rêver dugg équipe nationale mais quoi qu'on puisse dire équipe nationale lañ fa gis ak la fa nekk maanaam gondiwul benn mbër ba tax mu mën a dem porter drapeau Sénégal dem li ci neex rek mooy dugg naa équipe nationale représentant sama pays mais ci wàllu conditions yi ñuy nekkee ak yeneen xëy na li may wax xam na ko côté boobu aussi tamit il va falloir que CNG bi xalaat ci ndax yeneen bëri tamit di mën di rêver di dugg ci côté boobu loolu mooy proposition yi nga xamante ni bëggoon naa koo jox président Meissa Ndiaye xaw ma nag lan lay tontu par rapport ak loolu ak lan la ci yóbbu. c'est pas mal comme. waaw c'est pas mal comme proposition. jox ko micro bi bu dee boobu ñëwul. donc dama ni c'est pas mal comme proposition. lépp jàngat lay doon rek ñu toggaat ko mais d'avance dama lay rassurer ni la promoteur bi il est libre moom mooy xool nan la ko choisir nan moo ko neex ak nan la ko bëggee daal di koy defee noonu
mais lépp waxtaan lay doon rek donc on pourrait approfondir la réflexion beneen bi aussi on a la chance région de Thiès am également ki ñu tuddee le directeur technique national muy Khalifa Sow donc moom mooy le directeur technique national il est de Thiès il est ici comme proviseur du lycée Médina Fall je crois hein donc kooku bu ñu amee chance mu dëkk ci région de Thiès nañ jàpp ni képp ku ko mën a dolli xalaat képp ku ko mën a dolli conseil vraiment boo ko defee au-delà résultat yi muy am jàppal ni c'est la région de Thiès mooy am résultat yi tamit donc nii nga ko defee dinaa ko defee jox ko yóbbante bi dina si jël li nga xam ni jugé na nécessaire ni mooy li gën a dagan leneen li aussi bu dee jugé na ni poubelle ba la war a dem rek mu daal di koy yóbbu poubelle ba. dëgg la xam nga foofu tamit lu am solo gi noonu mbay papa ji li nga laaj am na solo trop ndax mbër da daan ñëw ñu fay ko jooni jooni léegi ci làmb ji junni mu tëgg bëree ñetti combat ñaari combat lañ ciy lijjanti ci biir combat bi grand combat rek lañ daan taxawal làmb bu musaana dem mën ngaa dem ba ñëw te kenn du julli timis su demee nag ba làmb dem 21h kon xam nga ne loolu pro kii la avancé na tax mbër da nga ko daan fay sax bëre dóor ñu lay fay ay 40 000 ay 50 000 30 000 léegi fi mu toll nii mbër yi ñu ngi dem ba mbër yi ndaw yi lu ñu tuut ñu ngi leen fay li nga xamante nii mooy 100 000 kon li nga wax mën naa dem tamit ba loolu mën a am parce que tey jii lu jugee ci benn di dem ba bëgg a jëw juróom kon bu nee la dina egg fukk kon dañuy jël xel mu dal rek di tourné waa nag di nga xamante nii nag mooy émission bi ñu ngi ci catal émission bi li nga xamante nii nag moo doon télé sunu gox bi nga xamante ne moo nekk fii ci Cité Senghor di nuyu ki nga xamante ne mooy rési bi moo nekk ci rési bi président El Hadj Wade di ko nuyu bu baax ak ñi nga xam ñoo fi nekk ñoom Pape Gueye Guèyeen boobu waaye fàttewul kenn képp koo xamante ne yaa ngi ci biir télé bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm di nuyu ki nga xamante ne nii mooy Binta Jaxate mi nga xam moo nekk fii nga xamante ne mooy jàmm gën waaye fàttewul Awa Fall Fayu ak yaayam ak papaam say xarit la ñoo jaaree animé di jox la nga sa kàddu gu mujj après jox président. dëgg la kàddu gu mujj gi El Hadj Youssou xanaa di santat yàlla rek bi mu ñëmee ñu tàmbali émission bi ci jàmm ba agsi fii nga xamante ne foofu la ñu war a yëkkatee jotaay bi di santaat suñu invité bu baax di ko wax ni kontaan nañ ba fi kontaan yëpp bu ko neexee keroog ba ñuy def coordination bi bañ ko waxee donc mu am na neen nu mu demee waaye mu yombalal ñu lépp te daanaka sax tey ñun ñoo waroon a jël suñuy caméra ànd ak Seydou ànd ak Lamine dem fekk ko Mbour waaye bañ ko waxee loolu dafa bàyyi teem yëpp jël carburant am jóge ba Mbour ñëw ngir waxtaan ak njabootam te yaakaar ni rëccuwul tamit li nga xamante ni moom la fi doon ñëwee parce que li mu fi développé lépp ku nekk jariñu na ci donc mu nekk loo xamante ni mënuñu ko fay ñu ngi koy remercier bu baax di ko ñaanal yéen bi yàlla na woyof ci kawam bu loolu weesoo alaaji xanaa ñu nuyuwaat téléspectateurs yi nga xamante ne ci 21h ba léegi ñoom ñoo doon ànd ak ñun ci émission bi waaye di beralaat nuyoo sunu papa Pa Ahmed Ndiaye ca diwaanu R100 ñu nuyu ko bu baax a baax di nuyu mboolem champion yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci Thiès waaye association ànd taxaw lamb Thiès ba ma bokk aussi tamit maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa alul lamb région de Thiès bu baax a baax Abdou Gama lay nuyu rek mu yóbbaale Alfali yóbbaale ñoom Bisaan Ndior gars yëpp bu ko defee ñu bëggee leen bu baax a baax di jaale Pape Mbaye Pape Mbaye le grand manager mu mel ni tey dafa am benn jarbaatam bu wàcc donc ñu ngi koy ñaanal suuf woyof ci kawam di ko jaale Ousseynou Seck waaye di ko jaale it Mamadou Seck parce que ñoom ñett mën naa ni lu yendu ci kii fanaan ci kii ñoom benn lañ njabootu làmb gépp benn lañ waaye di beral nuyoo également tamit ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Seck wax naa ko bu baax sekkeen bi donc mu nekk suma grand di ma jàppale ci lu bëree bëri xam nga moom mënuñu toog fii jàkkaarloog président Meissa te duñ ko nuyu waaye le président Assane Fall bi nga xamante ne aussi tamit moom mën nañu moo fi nekkal le président Meissa Ndiaye parce que mbër yi sax daanaka moom lañ gën a miin kon jaadu na bu ñu toogee fii ñu wàccee ko wàccuwaayam di nuyu njabootu làmb gépp di nuyu ñi nga xamante ne tey ji ñoom ñooy sunu techniciens yi ñu àndaloon ci émission bi tey bu lépp yembee rek ñoom la mooy les hommes de l'ombre Seydou moo nekkoon ci caméra yi Lamine Junior nekkoon ci régie ba ñu taftal ci Lamine Pro Pape Gueye mi ngi ko wax ñu nuyu ko bu baax a baax di nuyu El Hadj Malick Wade le PDG di leen jaajëfal di wax ni lépp lu ci dëng rek jàpp leen ni ñun la lu ci jub rek sunu borom la ñu leen di ñaanal di yemale foofu kàddu gi Alaaji ma dellu la kàddu gi nga jébal ko le président Meissa Ndiaye. waaw comme ni nga koy waxee rek lu duuf ci nag bi xajul ci cin li dañuy cof rek cofaat tuuti rek li nga xamante ni moom la nit ñi am loo xamante dañ koy dégg ci li nga xamante ni mooy wàllu làmb fi mu toll ubbi naa ubbeegul yooyu yëpp président leeral na ko ñu ngi ci yàlla ñu yàlla defal jàmm ak salaam rek ba lépp loo xam seen xel moom la mébét ci li nga xamante ne mooy wàllu làmb ñu jox leen ko ñu téye ko di ko commencé doxal ci xel mu dal yàlla na ko yàlla moo tali président. waaw Youssou dañ leen di sant di la gërëm di DJ également di gërëm waa Thiès TV yëpp parce que may nañ ma tey occasion opportunité
ma waroon dem si kër gu nekk sant leen gërëm leen si jàppale biñ ma jàppale si gunge biñ ma gunge may nañ ma tey occasion ma def ko donc tey damay sant di gërëm vraiment toutes les autorités de la région de Thiès ñëpp ñi bokk si axlu làmb région bu Thiès ñëpp ñi bokk si région de Thiès dama leen di sant di leen gërëm leen wax ni c'est parce que ñoom ñoo ma jàppale parce que ñoom ñoo ma dooleel ñoom ñoo ma kàttanal ba tey au niveau national ñu mën ma confier poste bi nga xam ni poste au combien honorifique di sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen wax noonu ñu jàppale woon ba ñu dem tey au niveau national noonu lañ leen di gën a ñaanal tey encore ñu dolli jàppale bi dolli ñaan yi dolli gunge bi ba nga xam ni li waa ji dinaan guddi Mbour ñu ni bu boobaa guddi région de Thiès suñu fierté la suñu ndam la lépp lu ñu am dañ koy sant yàlla mais surtout dañ koy sant la région de Thiès sant ko li kilifa yi nga xam ni ñooñu wóolu woon ba tànn ñu pour ñu jiite la région de Thiès ñu ngi dem au niveau national mais comme li may tàmm wax tey laa gën a bokk région de Thiès et les faits dina ko wane bientôt dinaa dikkaat ba ñëpp xam ni effectivement damaa jël benn tànk bi yóbbu fële jël beneen tànk bi bàyyi fii bu ñu xam ni ñu ngi région de Thiès di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni émission bi gàtt bi rek moo nekkoon cat bi bu ñu sañoon def ko 2 heures de temps même plus pour que lépp li nga xam ne lënd la. non première partie la deuxième partie bi dañuy dem Mbour fekk ko. ale bu gis am na retour. waaw liñ naan aussi nit bala nga koy xam tamit nga fekk ko si ay mbokkam. dëgg la boobu aussi du yàq dara ce sera avec plaisir. ñu accueillir leen à Mbour. wane leen mbokk yi am di jàmm yi dëkkandoo yi. ba ñu xam ni aussi xëy na tamit ñu ngi si loxo yu baax wala loxo yu xaw a tane. donc sant yàlla daal donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous très bientôt incha allah foo leen ko bëggee nag ak noo leen ko bëggee rek incha allah jërëjëf. jërëjëf kookoy président Meissa Ndiaye mi nga xamante ne moo nekkoon ci région bi ñu jox ko mu doxal ko doxal bu aw yoon ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekkoon ak moom mu jiite ñu li taxoon ñu am fit wala ñu am fulla ak fayda daan liggéey ci moom lañ ko gisee ndal ak teey ak yaroon loolu kenn du ko werante fii ci kii ak mooy Kees Kaay li nga xamante ne nag mooy émission bi ñu ngi ci cappaandaw bay Babacar da ngaa nuyu benn paa boo xamante ne mi paa Men Ndiaye nekk R100 nee naa la ñoom moom ak paa Cheikh Mbacke li ma leen tudd du bari sama émission ndax daa am lu bari loo xamante ne nii dox nañ ko ci jéego li nga xamante ma koy dund ci làmb fekkee ko ñoom yaa ngi ak yeneen paa yoo xamante ne ñu ngi fii nga xamante ne mooy Kees loolu tax lu ci bari du ma leen tudd waaye maa ngi leen di ñaanal di leen nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi jàkkaarloo woon ak ñun nag bu tudd sa tur rek xamal ni xelay fattu waaye ñu ngi leen nuyu Awa Fall Faye maa ngi leen nuyu bu baax yaa ak sa yaay Adama di nuyu sa papa ki nga xamante mooy Njaga Fall Jaga Yaaram di nuyu Binta Jaxate jàmm gën la dëkk waaye di nuyu sama mafia bi nga xamante ne ñoo nekk ci conteneur bi ñoom su may dem fenn rek ñoom ñoo mooy téyal bagage ba keroog may ñëw waaye di gërëmaat ki nga xamante ni mooy Meissa Ndiaye waaye maa ngi nuyu képp koo xamante ni yaa ngi région de Thiès di liggéey ci li nga xamante ni mooy wàllu làmb te Assane Fall nekk sab seex comme ku mel ni PSN mi ab suñu grand la moonu mag foofu mais daa wàcce Bamba Dieng ñun di nuyu ay ñoom Bamba Dieng ñoom sëñ Papa Ndiaye bi sëñ Salim di nuyu ñëpp ne bu nu nuyu ku nu tudd sa tur rek xamal ni émission bi la te dañoo nekk ci li nga xamante ne mooy contrat émission bi jërë ngeen jëf yàlla na ni yàlla may ñu fanaan ci niiru xéwal yàlla defal ki nga xamante ni mooy jàmm ki nga xamante ni mooy Meissa Ndiaye mi nga xamante ni moo jógee ba buur yàlla teg ko ci yoonu jàmm mu nekk ci jàmm ñu fekk ci njaboot gi ci jàmm yàlla defal ko jàmm jërë ngeen jëf Tyson kay Bombardier jàppante na Balla Gaye Bombardier daan na Balla Gaye daan na ko